donc yow Abdou Karim yow dañuy commencer par la situation des Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi Italie présentement am na sa xibaar ne am na benn Sénégalais bu fi ñàkk bakkanam foofu ci Italie ndax loolu jot ngeen koy tamit ak yenn information ngeen ci am ak tamit seen association bi nan la fas yéene taxawoo ko. waaw Mohamed maa ngi lay nuyu di la jaare loolu moom gis naa ko ci réseaux sociaux yi. mais gisuguma benn lettre boo xamante ni jóge na ci ambassadeur wala mu jóge ci le consul bi nekk Milan wala service consulaire yi benn circulaire buy daw ñu wàcce ko ci association wala daayira war ni Sénégalais bii génn fi àdduna. gis naa ko nag ci réseaux sociaux yi gis naa ko ñu ni Mohamed loolu la tudd jàpp am na ñetti doom ak soxnaam waaye man daal gisaguma benn lettre boo xamante ni jóge na ci suñu service yi nga xam ne ñoo ñu ko nekkal wan ni lii état italien moo leen ko jox ci jóge ci hôpital bi wan ni Sénégalais bi gaañu na. voilà donc d'une manière aussi plus générale yan information nga am ci Sénégalais yi nga xamante ni dañoo nekk Italie jamono ji ñu confiné leen nan ñoom seen état d'esprit fi mu toll ak tamit booy waxtaan ak ñoom. waaw situation yéen fa nekk moom c'est très dur franchement buñ dee wax rek ci yàlla tax parce que il y a 3 semaines bi ñu nekkee ci kër yi ba léegi génnuñu demuñu fenn te ku xam immigré xam ni ñii dañuy jaay ñii dañuy liggéey ci société yi ca jamonoy hiver lañ toll gaz dafay cher courant dafay cher parce que boo gisee moodu yi ak faatu yi maanaam tey ku ci fayeeku sa salaire presque ñetti xaaj nga koy def bi ngay fayee sa kër bi ngay fayee say dépense ak say famille ak bi ngay yónnee sa famille bu nekk Sénégal kon da nga yor ñaari famille ñaari kër nga yor kon ci ki nga xamante ni nag nekkul woon ci contrat moo gën a metti boo dikkee tey Pescara Abruzzo wala nga dem Marche maanaam tey boo jëlee yónnee Pescara Silvi Montesilvano Vasto Termoli Teramo Samba Neneto Pineto Reneto Giulianovo jàpp ba Rimini yooyu ay dëkku jaay la ñëw Rome dem Cagliari dem Napoli dem Sardaigne dem Sarsara yooyu yëpp tey boo ko jëlee ay dëkku jaay la te nag dëkk yooyu tey bu yàlla dogalee nga nekkoon jaaykat xëyatoo gontatoo fooy jëlee loo yónnee sa dépense su kër ak fooy jëlee pour gérer sa famille bi nga nekkal en Italie te rappelez-vous que ni Italie Europe plus particulièrement amul lenn lu ñu lay baal lépp da nga koy fay mu am loolu nag tey bu tegoo sa kaw loolu lépp nga téye ko ci fas ne woo yàlla dara manqué ci problème day posé wu. mu tombé tamit Sénégal am ñoo xam ne nii mun nañ sax da leen di stigmatiser Modou yi ndax yow tamit dégg nga wax yooyu naan Modou yi. non loolu moom waxuma la dégg dama ko gis. ñu di ko jaarale ci ay réseaux sociaux. yéen yor ngeen fit ñun seeni naw la lañ. te nag nit ki bu fekkee da nga ko jàppale sax da nga ko jàpp ne sa naw la boo solee mbubu jot la bul ko solol. maanaam tey li nga xamante ni tey buñ ko defoon journaliste yi ngeen di taxaw kaar. wala buñ ko defee kilifa ci dëkk bi ñu yor parce que ñun ay kilifa lañu. parce que nag Mohamed ñun at mu jot yéen dugal 1300 milliards. ci budget bi. impôt ñaata lay dugal 800 milliards ci biir 800 milliards yooyu boo xoolee lu mu dee 3 milliards wala 3 milliards yi Sénégal de l'extérieur ñoo koy fay ci seen i taxes yi yor bi. boo demee port ñaata lay dugal 800 milliards 8 plus 8 égale 16 1600 milliards kon boo boolee douane. ak impôt domaine 1600 milliards la ñuy dugal ci 1600 milliards yi lu mu dee 6 milliards yi moom Sénégal de l'extérieur ñoo koy fay parce que ñooy indi conteneurs yi ñooy dem Chine ñooy dem Dubaï ñooy dem Turquie ñooy indi parce que tey rappelez-vous jumaay ju mag yee nekk Touba bi ko sëriñ bi xelam nekkee ci defaraat ko waa Espagne la ko jox ba Espagne réunir ba presque somme biñ koy defaree lu ci bari gagné nañ ko kon Sénégalais de l'extérieur dafa am cër ci réew mi directeur douane ñaata lay recevoir salaire directeur impôt domaine ñaata lay recevoir salaire ses employés président Macky Sall nag moom dañ koy remercier parce que bi mu ñëwee xam na bu baax loolu mooy cëru Sénégal de l'extérieur. voilà mais wax yooyu tamit nan la leen def. wax yooyu ngeen doon dégg saluer suñu passage suñu frère muy Sarr xamante ni boobu ba léegi ku ko gis ñu ngi def ay sorties
di wax condition yi nga xamante ni Sénégalais yi ci nekk parce que feebar bi muy doog a commencé Sénégalais yu bari dañoo attaqué président bi ñu génnee ni amuñu ay moyens mais wax na dëgg feebar bi doole gi mu yor ku daan France daan Amérique daan États-Unis daan Chine daan Dubaï daan Turquie Sénégal teewu la. voilà mais tamit wax yooyu tamit nan la leen def yéen en tant que Modou Modou yi ndax. non ça nous fait mal parce que nit ki bu fekkente da nga ko doon dimbali démb tey nga dikk feebar bi yàlla indi ko ci réew yëpp ñu jàpp ni yow que ne ci réew moom mu baaxatoo wala nit ku bon nga wala da nga am feebar nañ la daw mais ñun bu ñu amee feebar mooy ñu yàlla ba am feebar bu ñu amee feebar sàcc ñu ba am feebar bu ñu amee feebar taxawaalu ñu ba am feebar. dañoo nekk ci ay conditions comme ni nga xëyee nekk sa rédaction di liggéey yàlla fekk la fa ak nattu bi nag ci réew la xare nekk loo xamante ni day wala ngaa di root ñëw ba ëpp ci Sénégal ba démb yaa ngi perte koo xamante ni yéen presse bi yëpp ngeen xëy na nga def à la une de l'actualité muy Pape Diouf. waaw xam nga tamit peut-être que bu nekkee am na ñoo xamante ni dañuy critiquer laa mën a wax entre guillemets ñenn ci ay Modou Modou mooy. xam nga yow jóge nga Italie par exemple il y a là plus de 2 mois mais ñàkkul ne bi nga ñëwee jël nga say matukaay mais ñi nga xam te ni peut-être jóge nañ fa jëluñ yenn matukaay ba jox ko feewal ñeneen mën na am ñooñu ñoo tax ñenn ñi di wax est-ce que loolu tam yow sensibilisation warul si wàllu woowu. non dama ni man le 16 janvier laa fi ñëw man bi may ñëw fii ci réew mi ko feebar bi amul sax Chine. day am Italie. dama bëgg mu leer. beneen bi ci des Sénégalais bi ñuy wax bi mu déparé ñëw na Maroc ñu vérifier ko. amul feebar bi mu wàccee aéroport ñu vérifier ko amul feebar bi mais feebar bi moo nekk lu xamante ni bala moom manifesté wu. waaw mën na nekk si yow te doo ko yëg mën na nekk si yow te doo ko yëg. ça prend du temps. dama ni Italie ba mu déparé bu fekkoonte ni dafa am feebar duñ ko bàyyi. Maroc ba mu jaaree bu amoon feebar nañ ko te aéroport bi nga xamante ni ministre de la santé et de l'action sociale bi mu amee dañoo teg ay directives yu wóor président Macky Sall joxe ay instructions fermes. bu ñu ko fa gisoon duñ ko fa am parce que tey boo demee Touba rek hôpital dañ fa taxaw 1,3 milliard ki ko am nag jóge bitim réew di ko nëbb mi ngi def danger. kenn sant ko. sëriñam sant ko yaayam sant ko soxnaam sant ko ay collaborateurs am sant ñu ko. mais est-ce que nekkul tamit. boo jaaree ci yoonu suuf bi nag ñëw. am nga droit man de su ma jaaroon ci suuf bi ñëw bu ma ñëwee damay dem hôpitaux yu ma gën a jugee. ñeneen damay doog a ñëw téye leen ma bu ma amee feebar bi bu ma egg sama kër. ndax nag dafa am acte de citoyenneté. am acte de responsabilité. lu nit ki war a assumer ci àdduna. booy dund. booy dund ci deewagoo. lu nekk rek yéene ko sa bopp li nga yéene sa bopp muy lu baax yéene ko sa morom yi naw la yi nga nekkal. parce que nag feebar ba pare dem di ko wàllu nit moom bokkul ci benn diine du l'islam du chrétien du bouddhiste. kon man je condamne fermement képp koo xamante ne xam nga ni am nga ko wala nga dugg ci réew mi jaar ci suuf jaar Espagne jóge fa jaar Nord jaar Mauritanie dugg ci réew mi. sa warugar maanaam mooy dem nga jébbal sa bopp hôpitaux yi ñu vérifier la. parce que sa jabar ja nga gëm sa yaay ja nga jëm te feebar bi li ci ëpp mag ñi lay ëpp mu rey. Karim am na tam lu jar a am 70 ans. Karim am na tam lu jar a bàyyi xel yaa ngi ko doon junj sànq. parce que les Sénégalais de l'extérieur tam dañoo am cër bu rëy si réew mi te tamit dañoo am fànn bu rëy ñoom ñoo yor ay njaboot yi bëree bëri. bu demee ba tey jii liggéey yëpp taxaw Italie France Espagne ak yeneen réew yi ndax tamit warul am ndimbal buy jóge si nguuru Sénégal jëm si Modou Modou yooyu waaye tamit jëm si bu nekkee seen njaboot yi fii am na lu ñu prévoir waaye surtout si Modou Modou yooyu nga xam ne ñu ngi si dëkk yi nga xam te ne nii dañ fa daan doole di représenter dignement le pays tey ñu nekk si ay jafe-jafe ndax tamit ndimbal warul dem si ñoom jóge si nguur sëñ bi lu weesu ndimbal dafa war a jóge ci Sénégal de l'extérieur président nag dama koy remercier li ma la waxoon sànq parce que bi mu ñëwee fexe na ba ñu am fukki député ak juróom assemblée nationale mais ñoom ñi ñoo war a porter combat bi ñoom tey seen warugar maanaam tey bu fekkante ni li ñuy wax ñoom ñi ngi jot salaire seen salaire war nañ ko renoncer ren ci mois bi wala 2 mois wala 3 mois. mais député yëpp am na lu ñu def d'une manière générale député yëpp. dama ni ñoom ñëpp am nañ salaire am 1000 litres d'essence am seen jabar am passeport diplomate ñu am passeport diplomate. dama ni tey ñoom seen 1000 litres d'essence yi. seen 1 million nangam yi ñuy fayoo ko. boo ko boolee muy 10 15 yi boo ko boolee woon ay 3 mois ñaata la.
mais somme la boo xam ne mën nañ ci jàppale Sénégal de l'extérieur parce que ñoom loo leen vooteel ñoo tax tey ñu doon ay député sëñ bi la Cheikh Abdoulaye Mbacké da doon naan nit ki boo bëggee xam boo bëggee xoolee ko da ngay fàtte la faloon mais ñoom tey pour ñu wax ak président acte bi ñu waroon def maanaam jël seeni salaire bu doon 1 mois wala 2 mois jiital ko ci ñu ñum kat président Macky Sall yaa tax ñu doon ay député ci diaspora bi muy 15e raison léegi suñu salaire yi yëpp 2 mois yi ñëw nañ ko jox Sénégal de l'extérieur président nag dañuy lay ñaan nga teg ci leneen mais bala ngaa diglu sangu da ngay sangu mais loolu bu fekkente ne ñoom ñen ñu war a taxaw cër boobu defuñu ko mais président dafay jàpp ne moom itamit lii waru garab rek maanaam mooy jàppale tous les Sénégalais que ce soit Sénégal de l'extérieur que ce soit Sénégal de lambda mais nag Sénégal de l'extérieur yi moom Mouhamed kon sentiroo leen seen député yi yéen ci combat bi non man de vraiment sincèrement parle li ma jàppoon ni ñoom taxawaay boobu la ñuy taxawee ñi ngi remercier suñu frère Aliou Ndiaye journaliste chaque jour mi ngi ci mais tey question des Sénégal de l'extérieur le directeur général de l'extérieur ñoom ñëpp tey boo leen boole woon tey ñoom woo député yi 15 députés yi ñoom ñëpp pourtant ku mel ni Mame Diarra Fam par exemple kuy xeexal kii la ñu nekk ci diaspora bi rawatina si googal la Mame Diarra Fam député waaw mon frère toi kii arrête waay bu ñu wax ay nañ waxtaan ak sénégalais yi nga xamante ne waaw man vraiment man awuma benn problème ak moom mais ñun liñ doon xaar ci ñoom gisuñu ko du ma perdre sama temps ci moom nag parce que moom ñëpp a yem waaw d'accord léegi d'une manière générale ban message moom ngay lancer pour tëj la population sénégalaise nguur gi ak tamit suñu mbokku Modou yi nga xam ne ñu ngi foofu ñu gën a sensibiliser wu ci xam ne feebar bi réalité la surtout ñu yor famille Sénégal ñu wax ak seen famille nañ bàyyi ñu naan leen dañuy xeex diine dañuy xeex l'islam feebar bu amul la preuve année que ni barki dem rek bu fekkonte ne borom xaalis bu bari wala am ay relation tax feebar bi nga mucc ji kon yaakaar naa ne Pape Diouf du génn àdduna dem parce que nag bi mu amee président ngi koy suivre waa français ngi koy suivre kenn ku nekk la nga man ci ñoom ñu ngi koy suivre docteur yi nag vraiment ñuy remercier les docteurs sénégalais di remercier le ministre de l'intérieur l'armée nationale la police et la gendarmerie nelawuñ guddi nelawuñ bëccëg ngir bëgg nit ñi may waxaat président yi mu dimbali population bi nga xam ñi ngi déplacé wu bëccëg Dakar Dem Dikk société état la mais nañ fexe ba jël Dakar Dem Dikk def ko en mise en point jox ko sénégalais ku xëy di ci dem ba ñëw ko ñëw ba affaire yi arrêté ñu bañ a fay dara mën nañ ko tey 300 bus yi ñu génn na génne wàll yeneen bus teg ci ku jugee Bargny ba Dakar boo jëlee Dakar Dem Dikk doo fay dara parce que loolu jàppale population bi la parce que nag vulnérable bi dafa bari ci dëkk bi boo demee ci banlieue yi boo demee ci bidonville yi boo demee ville démb dégg nga ñu ne feebar bi ñu ngi gën a bare côté Wakam ak Médina ca Wakam boo ko xoolee ay borom yi doolee fa ne ay immeuble ñoo xam yor nañ xaalis yor yëpp kon mooy war ni feebar bi seexluwul kenn mook alala yam xamul gaana xamul borom barke xamul keneen dogal bu yàlla indi la kon sénégalais yëpp nañ ci veillé jërëjëf Karim jërëjëf li docteur yi wax ñu di ko defee yéen journalistes yéen ñu leen di ñaan ngeen di traiteel ñu ay information parce que démb am na sa benn collègue boo xamante ni li mu def dafa salté image bi mu jël collègue yi sama dëkk la xew image boobu c'est pas vrai ça date mois de mars 2017 benn sénégalais boo xam ñoo bokkoon nekk mu gaañu ci benn hôtel kon bu ñu nee dafa am sénégalais bu dee bitim réew dafa ñaaw muy jël colle benn image yi ay nit yoo xamante ni di ko collé ci ay décès te loolu amul